waaw mooy jafe-jafe bi gën a metti ci réew mi problème mu xëy defe naa bi président de la république di egsi waxoon nañ ko ca ba léegi jafe-jafe jooju boobu mi ngi am li gën a metti ci li ndawu Sénégal di jaamaar lool mooy problème mu xëy waaye tamit wax dëgg baax na ci du ma ni saafara na lépp mais am na ay jéego yu mu ci def yoo xam ne mën nañ ci ñëw parce que il faut que ñu xam tamit lu tax jafe-jafe boobu am li tax jafe-jafe boobu am mooy njàng mi fi amoon ci indépendance ba 2012 bi président de la république di egsi li ci ëppoon téeméer yoo ci jël boo ko xaymaa juróom-ñeent fukk ak juróom yi ci enseignement général la woon bu ma nee loolu lépp ci enseignement général la woon mooy nit da daan dugg 6e ndadde ni ñu koy daan waxee bi ñu nekk CI ba université am maîtrise te doo jàng dara loo xam ne dina am métier enseignement général histoire géographie sciences naturelles mathématiques physique philosophie après man nga tax yokk leneen espagnol arabe mais yooyu yëpp njàng moom yëpp amul diplôme amul métier mooy mais di nga sa waa kër say am di jàmm ak ñi xamul enseignement bi li mu tëddoo dañuy jàpp ni que sëñ Matar mii kat moom jàng na ba université am na maîtrise donc dañuy jàpp ni que am nay diplôme la ñuy wax donc war naa mën a liggéey ca wax dëgg yàlla diplôme boobu ñu la daan jox université ak xam-xam boobu nga daan jàng daanu la woon mën a tee nga mën a dem liggéey defe naa du ci président Wade sax la jafe-jafe boobu njëkk am président Diouf moo njëkk am jafe-jafe boobu dañuy wax crise maîtrisard yi fi amoon bañ bi leen ay boulangerie mais donc président bi mu ñëwee loolu la fi fekk mu ni nañu jubbanti njàng mu mag mi jubbanti njàng mu diggu doom bi changé njàng mu suufe bi fexe ba njàng mi méngoo ak liy am ci entreprise yi ak li jamono soxla ñun ñëpp xam nañ ni nouvelle technologie yi amul woon enseignement général mënu koo jëlu ko woon en charge ñun ñëpp xam nañ ni xarala yu pointu yi am léegi amul woon mu ni nañ commencé ci njàng mu mag mi université la ñuy réformer mu doon réforme bu metti ñu ci sant nag Mary Teuw Niane ndax taxaw Pastef la ci taxawoon ci ndigalu président de la république li ci président de la république bëggoon yëpp mu def ko ci ba bakkan faatu ci mais loolu lépp ñàkk comprendre la woon ak gis ni que njàng mi il faut que ñu soppi ko pour que yëf yi mën a saafaraw yamul ci soppi njàngu université yi mu ni nañ créer yeneen ñaari université yu bees université Amadou Mahtar Mbow ak université Sine Saloum université Amadou Mahtar Mbow ñun ñëpp xam nañ ni que ci ay xarale yu bees nouvelle technologie lay spécialisé wu ay technicien la ci ak ay ingénieur peut-être même ak ay doctorant ak recherche approfondie sur les nouvelles technologies beneen bi ci topp mooy université Sine Saloum mu jubal ko ci xarale yi mbay nit xel mën naa nangu ne que boo amee diplôme ci njàngu mbay am diplôme ci nan la tuddati ci nouvelle technologie jafe-jafe am liggéey dina wàññeeku donc loolu moom jéego yi ñu def ci njàng mu mag mi yamul foofu mu ni njàng mu diggu doom bi ñu créer ay école lycée technique yoo xam ni élève bi BFEM ba terminal dina mën a am brevet technique en froid en électricité en plomberie ay métiers yoo xam ne xëy na avant daañ ñu ko woon jàngale ay ferrailleur ay métiers yu bees daal yoo xam ne méngoo na ak jamono ñu def ko ci njàng mu diggu doom bi donc comprendre ni que jafe-jafe liggéey bi ñàkk métier la woon moo tax ñu def jéego boobu léegi nag mu ni am na ñoo xam ne mënatuñoo jàng te toll nañ ci atu liggéey amuñu métier jànguñu ñooñu il faut ñu taxawu leen ñooñu mu ni nañ leen xiirtal ci mbay mi créer Prodac créer ANIDA créer ay ferme encourager agriculture encourager aussi maîtrise de l'eau développer ay programme d'autosuffisance alimentaire pour pousser nit ñi ñu dem ni ñu koy yombalee mooy indi jumtukaay indi semence indi machine aménager pour que loolu dox ceeb bi li ko jëlee 250 000 tonnes ba 1 200 000 tonnes ay loxo la emploi la production gerte gi li ko jëlee ay 600 000 tonnes ba 2 millions de tonnes ay emploi la main d'œuvre la croissance yi ñu amoon si mais loolu lépp doyul parce que ni xale yi di excès ci marché emploi bi moo ëpp fuuf li économie bi di proposer ci ay emploi ak offre donc
donc loolu doon jafe-jafe boo xam ni c'est réel mais nag tamit du ñun rek ñoo ko jaamaarloo am na ci biir pàcc yooyu xale yoo xam ni def nañ formation professionnelle mais dañuy nangu ni que ñun bi ñu fiy ñëw li ëpp ci liñ fi fekkoon ci ñeenti xarale banque finance marketing communication ñëpp jàng loolu banque yi fi nekk mënuñu jël loolu société d'assurance yi fi nekk mënuñu jël loolu comme agence de communication yi fi nekk mënuñu jël loolu donc ñooñu président ni nañ leen créer ay financement pousse leen ñu entreprendre di leen pousse pour ñuy créer ay start-up yu mel ni comme tey bi ñuy jéem a pousse nii ci muy kii muy Sénégal Actu ak yeneen xale ak ñeneen ñooñu am pas-pasu liggéey ñu fexe yombal leen ko donc saafara yooyu la indi ba léegi doyul man damay nangu ni doyul. mais quelle solution. mais solution bi mooy lii mu def nii léegi nag solution bu draconienne mu ni on en fait dañ koy def super priorité dañuy arrêté tabax tali yi arrêté tabax yenn affaires yi ñu jël xaalis bu bari dugalandoo ko ci emploi encouragé ay xale yi ñu entreprendre ñu créer conditions yi loolu la ñuy wax booster mooy bëmax. mais est-ce que c'est pas tardif. non déedéet. après 9 ans. non c'est pas après xam nga boo nee c'est tardif après 9 ans mooy kon 9 ans yi ci ginnaaw defuñu dara. oui c'est vrai. waaw da nga naan waaw c'est que amul benn dëkk. États-Unis mooy première économie mondiale actuellement nii seen taux de chômage moo ëpp suñu bos li tax bëmax boobu am xel mën koo nangu dafa tombeek jamono joo xam ni àddina bi yëpp dafa paralysé wu sur le plan économique ñuy dund Covid kenn mësu koo xaar kenn mësu koo programmer réglage macroéconomique yi am yëpp nax saay muy Europe ak muy France ak muy États-Unis ak modèle économique Allemagne ñëpp Japon ñëpp koy dund mu doon jafe-jafe yu am bi may mujjee wax dama leen waxoon ne que fii ñu jëm fu metti lay nekk at mii ñu jëm at mu metti lay doon na Sénégalais yëpp dajaloo ñi bëgg réew mi nañ dajaloo ñu téye parce que day metti et bu mettee ñëpp ci war a jàpp mais comprendre metti yooyu moo tax ku mel ne Idrissa ñëw keneen ñëw mosu ñoo juboo xëy na sax ba tey mu juboo wuñu mais ma ni xëy na mais juboo nañ parce que ñoo bokk tey jii mais tey jii nii man yéeneem ak sama yéene mooy ek réew mi mucc ndax ci ay jafe-jafe la ñuy nekk donc loolu mooy sabab loolu defe naa ni lii président def bëmax bi ñuy jéem a bëmax pour que yëf yi bar gaaw xale yi sax nee nañ na bar pour mu gën a gaaw mais tamit ñu boole ko ak dëgg ak njub xaalis bu ñëpp bokk boo ko jëlee liggéey ci da ngay fay keneen mën a dem jël. 450 milliards yi booy APR di ko mën a financer. mais non man bu ñu wax loolu booy APR yi duñu ay sénégalais. bien sûr. am nañ ci droit dégg nañ man ak yow ak ñeneen ki yor DER ni financé naa waa Y'en a marre financé naa financé naa waa Yëngu Leen financé naa waa Rewmi financé naa ñëpp la financé c'est-à-dire mais nañ gën a yombal accès xaalis bi état bi jël risque bi parce que ñun ñoo ko bokk kuy soog a commencé xel war naa mën a nangu mu am ay jafe-jafe mais buñ ci boolee ndëgërlaay ak dëggu rek mën na jur jàmm incha allah. président tuuti am na lu fi yëngoon réew mi muy mois de mars. mu yëngu ci. yéen ñi kenn déggu la kenn gisu la am ñu ne xanaa ngaa dawoon dugg ci hôtel Almadies wala ak sa njaboot daal waaw bu mu demee woon noonu réew mu yëngu. waaw déedéet man nag wax dëgg yàlla yow yaa ma bëgg a tooñ rek naan ma ay yaa daw ak ay affaire yooyu man moom maintenant ñi ma xam nañ ne que man nekkuma di daw man boo seetloo. ñaari at yu mujj benn yoon laa ci wax benn yoon bi ma ci wax benn émission déclic laa def ak célébration 23 juin man ak maître El Hadj Diouf ak defe naa non mais defe naa sax waa rajo bi kii la téléphone la bokke donc loolu li ko waral mooy que fi ma féete la ak ndomba tànk li ma takk àndul ak comme la ma nekkoon membre du gouvernement actif détenteur d'une position stratégique jeunesse ou tourisme acteur nekk war a mettre bokk ci ñuy def mise en œuvre d'une politique prioritaire du président de la République là foofu dafa laajte taxaw gu mat yaay jiitu parce que yow lañ jiital léegi nag ci diggante bi nekkuma ministre de la jeunesse génn naa ci gouvernement bi maa ngi ci cabinet
du président de la République maay ministre chef de cabinet président li ko war du jiite xeex bi ak jiite mise en œuvre programme politique bi ak vision politique bi loolu bokk ci day mel ni équipe football dama koy faral di wax 11 lañ ñëpp a ngi ci terrain bi waaye xaaruñu ci attaquant bi mu ñëw défense xaaruñu ci défense bi mu dem dugal góol bi wax dëgg yàlla buñ ñu dugal lañ koy wax mais demal dugal kenn sasu ko ki ñu teg attaquant noonu la dem fi ma toog àndul ak loolu parce que dama daan wax ak ñëpp te damaa war a wax ak ñëpp muy opposant muy ku ànd ak ku nangul boo nekkee chef de cabinet yow yaay interface président ak yeneen forces vives même des forces qui ne sont pas vraiment avec la mouvance présidentielle ou avec le président vous discutez nga xool donc posture boobu moo taxoon ma noppi posture boobu aussi moo taxoon ay yenn position yi du ma ko mën a jël parce que mënoo xëy dóor waa ji ba pare après ngoon si nga ñëw naan ko non nañ waxtaan loolu xel nangu ko parce que dëggu tamit nangu ko bon loolu moo tax ay daw ak ay kii man loolu waruma woon ñi mu waroon nag bu fekkee ni que dañoo dawoon dugg ci hôtel yi mais def nañ lu ñu war a def parce que nag nit mënu laa wóolu jiital la après taxaw jot nga bañ a taxaw li tax ñu wóolu la tànn la du gënoo fi mënoo fi li tax ñu tànn la ci wàllu politique la ak teg gis-gisu nit ak jàkkaarloo ak nit ñi tax ñi teg la fi nga wax ak ñoom mën a jëflanteeg ñoom ci anam bu rafet waaye tamit ci anam bu dëggu. loolu sax kenn ko xam ne peut-être yaay Sidil Diop responsable la. am na ndomba tànk ngeen dafa dawal. nga xam ne bu ñu nekk maire Dakar. te seen mouvement la bokk. mais dafa dawal ci biir manifestation yi. non déedéet xam nga tamit defe naa fii yëfi toll nii. waaw da ngeen koy jéggal rek parce que wax ji c'est que jëfin bi moo ñaaw ni mu ko defee dama jàpp ni que mënuñu jéggi li ñu jéggi ñëw ba fii nii yow nga yoroon mouvement cadre yi nekk ministre de la santé. am xam situation maladie bi impact bi mu am ci réew mi nit taxaw fële du ñu wax lu ko neex défendre ñu politiquement waxoo politiquement dem toog sa kër ba ñu wax ay élection locale nga jóg dajale nit ñi non dañu may jiital kooku bu la nit ñi dajaloo ni la kaay jiitu sax sa ngor waru laa may nga nangu ko da ngaa war a dem toog mais encore une fois la ma waxoon fii laa leen wax loolu yittee la bu ma fi mu nekk nii loolu dinañ ko lijjanti buñ ci excès local yi ñëwagul dañ ci excès fii ñu toll nii nañu lijjanti waa ji ñu lijjanti mbiru Ousmane Sonko. waaw waa ji moom da ngeen a daw ci manifestation yi moom moo nekkoon di gérer yéen kenn gisu leen. waaw am na ñu dawoon de mais fi mu nekk nii na jéemaatoon rek. yow lan affaire bi di nga def si benn sortie si benn télé de la place ñu def ay accusations yu grave. defuma non ban accusation laa def. jox ay révélation. mais man waxuma fi lu fi ñuy. non man ba ma xamee ba léegi musuma wax ci nit dara mu weddi ko man lu ma wax ci nit buy weddi may teg firnde yëf yi nii dama bokk ci ñi nga xam ni amoon nañu yéene bañ ci wax. parce que dama jàpp ni que Sonko il est de ma génération dama jàpp ni que yàlla defoon na ci moom ay nit yaakaar ko lii ko dal ni du luñ ko yéene mais moom dina am grandeur mooy maanaam mat ak gis-gisu xam ni que lii ko dal bu dalee ku nekk ci lim nekk ñett moo la war. da ngay suturaal sa njaboot say jabar ak say doom ormal ñi nga àndal waaye tamit yar ñi la yaakaar parce que bu waxee am na ay ndaw yu ko daan déglu buñ ko ŋàññee am na njaboot bu muy metti amul benn boroom kër buy bëgg ñuy xawi sa sutura mais moom ak melokaanam ak dëgër boppam ak yaakaaram moom moo décidé ni que day wuññi suturaam li tax ma ne la moom moo déglu ba naaj moom moo décidé ni que day wuññi suturaam mooy jigéen sénégalaise jóg na teg ay tuuma ci kawam mu
dem ci rajo yi yuuxu dañ ma complot kenn kawul ñëpp kii kërëb woote am ñu seen xol tàng ñi booy couvre-feu bi sonaloon ni nañ leen ci yoxosu gars yi dañu sonal kërëb dëkk bi yëngu kilifa yi dem ñaan njekk président ni ko boo jiitee da ngay muñ même bu ñu la tooñee da ngay muñ parce que yaa ñu jiite ñi nga jiite say moroomu papa ñi ngi fi say moroomu yaay ñi ngi fi ñoo bokkal ngëm-ngëm ñi ngi fi say sëriñ ñi ngi fi ñoo yaakaar ci beneen wàll ñi ngi fi donc nag am nañ sañ-sañu ni la bu yëf yi bu demee nii nag da ngay doo dagg li nga màtt nañ ko doxale nii mun am nangu ni nañ dalal xel yi kenn dootul toppati kenn ci ay appel à insurrection mais yëfi Adji Sarr bi na egg loolu moo tax peut-être après nit ñi yam mu génn dal ba mu génnee dafa yaakaaroon ni que doole ma ko tax wala ay naan négocié wu ma dafa am ñu ko ñaan njekkal dafa am ñu ko ñaanal njekk ñooñu ay kilifa diine lañ jox seen kàddu ni ko dinañ wax ak moom nga di xale rek te daa xamul dafa xamati xam-xamam tollagul ci yor koñ parce que ku sa xam-xam toll wallahi bu jaaroon fi ma jaar maa ko dàq jàng foofu moom ci promotion bi ndaare la jël man sama promotion sénégalais yi mu bokkal fii ay déedéet Sonko promotion bi ñuy génn ndaare la jël xaaral rek ma wax la bu yooyu taxu may wax après dinañ ñëw ci loolu man ñoo bokkalan classe ñi ngi fii aseg naa lañ nekk ñii ñi ngi tour de contrôle ñii ñi ngi centre bureau enquête accident ñii ñi ngi en fait ils sont un peu partout en tout cas jël bu moon daal fi ma jaar ci wàllu administratif man nekk naa président conseil nekk naa ministre conseiller naa président tey ministre chef de cabinet président la kiy jiite réew mi buy dugg damay toog buy def buy nas buy nocci ci nan la ñuy doxale réew mi nan la ñuy placer damay toog yenn saa ma ne ko mais lu tax ñuy leb du lu ñuy jàng école looy xam la Sonko jaarul foofu service mosu koo jiite moo tax mu am comportement bi di wax yenn wax yi donc man dama ko koy nangul loolu lépp nanguloon naa ko parce que bi may nekk université xadar laa amoon révolution université bi may ñëw université sama papa imam la ma dénkoon ki ma sam papa dénkoon université imam Kanté la tudd imam Kanté benn parce que imam Kanté danaa ñëw ci sama ñoom papa ci réunion wu rassemblement mouvement islamique yi RIS temps foofu lañ daan defee conférence yi ñuy def actuellement ci weeru koor mosquée inachevé la commencé imam Kanté ci li may fàttaliku moo ci gënoon nekk xale parce que moo nekkoon imam université bi may dem université sama papa ni ma dénk naa la imam Kanté woo imam Kanté ñëw sama nekk dëkk fa donc ma jënd sax carte de membre ay minutes mais yàlla namul woon ma nekk ci loolu yàlla def ma xam benn grand bu tudd Maïssa Touré mu dugal ma ci politique ñu nekk ay révolutionnaire pour nous on pouvait changer le monde ay ñoom Aziz Diop ay ñoom Yankhoba Diattara ñu bokk génération on a fait donc je peux comprendre cet esprit de révolution vouloir changer les choses mais day ànd ak xam-xam ak njàng mënta tegu ci ñàkk xam tegu ci ay wax yoo xam ne teguwul ci dara toog seetaan film seetaan ñaari cassette rek defe ni yëfi noonu lay dem yëfi tëddewul noonu de donc moom ci noonu la nekkee donc man bëgguma woon wax sax ci loolu mais ku dégg la dernière fois li mu wax xam ni Sonko xamadina Sonko respecté wuñu Sonko boppam la teg ci kaw nit ñi tegu waaw ma ni que wax dëgg yàlla bu jàppee ni que moom ñun dañoo am jotu toog di ko complot moom et que Macky Sall moo jiite complot bi mooy dañoo yab Macky Sall la njëkk a yab après mu yab ñun nag bi mu ñu yabee ñun ñi ñu jiital pour ñu xeex ak jaamaarloog moom ci yab boobu dañoo munul mooy ñi ci ëpp ñu bokk ci gouvernement bi munuñu parce que bu ñu mënoon lii am nii du am en tout cas ñun de dañuy nekk ci gouvernement bi xalaatul woon def lu mel nii léegi comme que ñooñu mënuñu nag léegi dootul xeexu gouvernement bi xeexu régime bi la parce que ñun ñoo créé woon nag suñu parti
tey jàpp ma ni ko Sonko ak deuxième fois li mu wax ni président amatul maye njekk sëriñ bu ñëw di ñaan njekk dañ naan la ah mayoon nañ la njekk mais da nga ko waroon a wax mu noppi dem toog dem leeral digganteem ak Adji Sarr lim si appel à insurrection yi mu doon def ak kër yi ak fukki nit ak ñeent yi ci dee te ñu am rapport ni que ñeenti nit ñoo ci dee ci ay altercation ak police yeneen fukki nit yëpp la leen rey moom yéen ngeen am ay vocal mu dem seeti ñoo xam ni seen famille dee nañ mu naan leen non dama leen di jox xaalis pour ngeen jiiñ ko Sonko ñëw taxaw naan non sénégalais yi dañ maa bëgg dinañ ko wan nag ne ko kenn bëggu ko bu defee ñun dofuñu bu ñu waxantee dëgg man li ndaw si ku ko jiiñ wax gëm naa ko xam nga lu tax ndaw si mosul wax ay fen ma dégg Sonko ba mu commencé politique ba léegi li muy wax lépp dara du ci dëgg amul benn mbir bu Sonko wax nga dem man ci teg loxo amul day sos mas nga dégg Sonko miim ni du man mas nga dégg Sonko ci biir ay waxam mu ni defuma dara mas nga dégg Sonko wax ni que xamuma Adji Sarr amul mosoo ko dégg non Macky Sall moomu complot dañu bëgg a yàq sama kii sama programme politique sama vision ban vision la am ban programme politique Sonko mën na est-ce que mas nga dégg Sonko wax nan lay utalee xale yi ndaw liggéey comme man li ma la wax est-ce que mas nga dégg Sonko nee na pétrole bi dañ koo sàcc mas nga dégg Sonko ni la moom nan lay doon gérer pétrole bi est-ce que mas nga dégg Sonko ni la économie bi nii laa koy téye lii baaxul rek la dëkke musul wax lu baax et musul wax luy defar waaw mais déedéet ñun bi ñuy opposé wu dañuy ñëw toog ak sénégalais ñu leen président Wade li muy def nii baaxul ñun lii la ñuy def bi ñëwee dañ ko màndargaal ak yoonu yokkute biñ gisee ni que mbébétu sénégalais yi ak yoonu yokkute des na sax eggul asaka yi sénégalais yi li ñuy xaar la mu créer beneen programme dans un premier temps théoriser ko PUDC ñu dem ba ci yàgg mu ñëw PSE globaliser une stratégie ba 2035 planification Sonko xamul parce que xamul réew mi du taabalu marché bu ñuy jaay fukki ñambi juróomi dërëmu gerte du 12 hectares yu ñuy séddale ku nekk war a am fukk wala juróomi parcelle wala 5 parcelles dem jaayi tout loolu li ñu yor réew la boobu ba léegi mi ngi wax di fëyi kenn mësu ko wax man dama mës a jàpp ni que bulle médiatique la que dina dégonflé wu parce que ay wax yu dul dëgg moom ku ci dëkk faaw mu dey Sonko moo toog moo toog ni waaw man bi ma nekkee xale ba léegi damaa am problème mu ndigg sama yaay da doon jënd graisse su bëy waaw li may yëg sama yaram maa ko xam bu amee urgence médicale damay dem dàmpalu ji faju ji bu am urgence médicale ci jacuzzi ngay dem summeeku taatu neen dugg fa wax beneen jigéen mu ñëw dugg sotti la ndox naan ay 4 mai loolu mooy urgence médicale koo am suma ngay dem ñëpp man mii dama am problème mu ndigg bu dee metti ba mënumaa nelaw pharmacie bi damay egsi rek ñu ni muré laa lay wut si tey. doo dem salon de massage. ban salon de massage. danañ waxante dëgg waay dafa am massage rééducation bu dee am c'est après des chocs ou des interventions kuy dem sëgg bëre naan ay dama am et puis c'est pas la première fois muy dem salon de bu doon complot bi mu njëkkee am problème. ak salon de massage bi nekk fii Almadi lañ koy génne déglu ma rek bu doon wax naa ko de bu doon complot dañuy jël problème mu Almadi bi jël problème bi amoon Mamel jël problème mu ndaw si ñu génne jël problème mu ndaw si nekk actuellement ak problème beneen bi muy lijjanti nii di ko étouffé ak bosu Asi Jaxaar dajale ko ñu ko tuy te bu boobaa du ni complot xam nga lan lay mën a wax dañoo dem wax ak samay noonu dañ maa dajaleel samay noonu mais amu ci benn bu mu mën a wax nag sax complot lay doon Madiambal bi mu naan Sonko moo leen gën a xam ni ko du complot effectivement wax na dëgg avant présidentielle yi am na jéye bu rëy bu moom bu mu def Macky Sall moo ni ñun ñëpp ay pères de famille lañ man de bokk àndoon naa ak Macky Sall ci loolu ni on n'attaque pas en dessous de la ceinture on peut le battre
ba ñenn ñi mere ma naan pourquoi tu dis qu'on peut le battre ma ni leen je vais vous prouver qu'on peut le battre la jeunesse n'est pas avec lui. Mame Mbaye dañoo am ay problème Dakar ma ne dinaa mobiliser Dakar lu Ousmane Sonko mësta mobiliser. mais ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku bi ñuy lancé Sénégal 2035 ci laa xamee Sénégal Actu. donc man bokk naa ci ñi gëm ni que on pouvait le battre à la régulière par des élections transparentes parce que amul programme amul xam-xam amul cursus. Macky Sall du moroomam mais jàppe ñu ay dof waaw dama am urgence médicale ku am urgence médicale ci jacuzzi nga koy faje ak jigéen bu sumeeku ku am urgence médicale 31 décembre demoo suma foofu ngay dem nga dem xam naa après urgence amaat nga ñëwaat mais quand même bu ñu jàppe ay dof moom bu dofee ak ñi mu àndal ñun dofuñu xëy na bëgg bañ a kàddu gi egg fenn moo tax du ragal de ñoo ko ëpp fit fuuf ñoo ko gën a ñeme fuuf liñ defu ko ay bu ci tegee bakkanam ñun teg nañ ci suñ bos ak ñi ñu àndal ak suñu njaboot ak lépp. kuy mbokkam na ko wax mu yem li amoon dootul amaat de. monsieur le maire monsieur le ministre dafa bëgg a nekk dafa bëgg a am agenda politique locale yi wala. man xam nga waxuma man mosuma nëbb li may wax mais damaa jàpp ne que mënuñoo sumb li ñuy sumb nii ba pare nañ lijjanti mbiru Ousmane Sonko ba pare man lijjanti bi mooy lan mooy dina bàyyi saaga nit ñi xoqatal moom dootul amati moom la ñuy xoqatal parce que moom moo sàggan ba ñu rey fukki nit. moom yéen la ko nii dina Macky Sall ma ni dinañ xam kan mooy responsable man lépp lu ma mën a def comme pression pour que président dellu si gannaaw pour ñu instruire loolu dinaa ko def. kon yow dossier bi bëgg nga ah non dañ continuer ah oui Adji Sarr dina am dëgg parce que mënuñu bâtir une stratégie sur du mensonge non dañu jël alalu réew mi jox ko tubaab bi lan lañ jox tubaab bi non ñii ay narfiq lañ gëmuñu yàlla non ñii ay franc-maçon lañ non ñii tekki wuñ dara ay sàcc lañ non ñii dañu bëgg a légaliser góor jigéen non tegoo ko ci dara yow yaa ngi naan ñun dañu bëgg a daganal góor jigéen ndekete yow li ngay def moo gën a jege góor jigéen parce que Adji Sarr nee na Sonko daf ko doon sodomniser kuy def loolu après ce numéro 2 dem toog ci télé bi di jaay arrogance naan non vous voyez il parle même pas de l'homosexualité yow ki nga jiital day def ay pratiques homosexuelles Sonko bu ngeen xamoon yaakaaru ñu mu tas dama xam ay nit yu dëggu yu am diine yu am pas-pas ñoo xam ne samay baay lañ papa lañ ci man dañ ma daan woo naan ma bul am ak moom problème ay nitu diine ngeen yow taalibe nga suñu doom nga moom nit ku baax la sunna lay dund gis nga jour ba ñu déggee ba xam billaahi laa ilaaha illallaa maa ngi koy wax bu bëggee ma tudd seen tur ñemeetu leen a woo te ñooñu dañ ko doon jox seen alal di ko jox wallaahi di ko jox seen alal parce que ñooñu dañu jàppoon ne ko jàppale ko jàppale ak njub la jàppale ak lu sunna la ñooñu soxlawuñu teraanga àdduna parce que yàlla moo leen dimbali li ma lay wax ni xam naa leen de ki ma ci mujjee waxal da doon jooy ni ay waay nit moo lëndëm moom mënul woon comprendre sax ñu naan ko ay day dem ci loolu ba pare mu am fitu naan sama ustaas am waxul dëgg. amul ustaas bu wax loolu waxoo dëgg ustaas bu wax loolu tegoo ko ci diine tegoo ko ci alxuraan tegoo ko ci sunna amul hadis amul aaya bu mën a indi ngay dem ci jigéen summeeku ba set dugg ci ndox mu tàng faj boobu lislaam amul ku jàngul dara toog ba fa di ko sàkku di ko sodomniser mais non c'est-à-dire dafa bett ñu bari man loolu daf maa bett waaw mënoo ne ci loolu nekk un délinquant sexuel nekk un pervers nekk un vicieux ba pare bëgg a jox nit ñi ay leçons de morale après nit ñi bëgg a toog naan waaw ay yonenti yàlla Yusufa waaw ay ñeenti nit ñooy ñëw mais attends réew mi ñu tëj fi koo xam ni jigéen ji tax ñu tëj ko dañ ñu def ko violé jigéen jooju moo jëlee kër papaam
boppam ba ci biir hôtel tëdd ci kaw lal bi ñu tëj fii nit ñetti at bëgguma cee dellu si te kenn waxul ni dafa complot association yi doon défendre loolu yëpp fa nga ko wax ñu daw société civile bi daw après tey ñu naan non Mame Mbaye dafa bëgg a yee fitna yeewuma fitna kuy mbokkam ne ko téye xamadi moom ñun duñ ko menacé wu ma ko man moom xam nañu du ma menacé man du ma menacé de non ñii la ñuy menacé ay dañuy taal seen kër ak kii man balaa ngaa taal sama kër ma taal sa ñaari fukki kër parce que damaa bokk ci ñi gëm ni que laa daraara wala diraara doo lor kenn waaye kenn du la lor bu Macky Sall ak Joe Biden ak ñu nekk ci ñëpp ci àdduna bi dajaloo woon bëggal ma lu bon te yàlla suñu borom àndu ci du sotti bu Macky Sall ak ñooñu ñëpp ñu ma lim àndoon bëggal ma lu baax te yàlla àndu ci du sotti loolu moo lal suñu pas-pas li muy def fi ñu jëm moom moo ko tànn nee na dafa dëggu nañ dem parce que tooñ na ay nit rey na ay bakkan ci bànneexu yaramam ci ay fen li may wax firnde bi mooy du am benn puissance étrangère bu koy jël au sérieux parce que service de renseignement yooyu yëpp xam nañ am nañ day tukki daan dem ci spa yi facture yi am lépp am c'est un détraqué sexuel bu ko weddee na ko weddi na toog ni Mame Mbaye Niang li mu wax ni amul maa ko wax ma ni na toog rek ni Mame Mbaye Niang li mu wax ni amul deseetul kenn Sénégal nit ñi duñ jàppale nit ci ay fen ay tappale waroon na sàmm njabootam suturaal boppam suturaal ay doomam mais il a décidé de nañ dem maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni xëy na ci weeru koor lañ nekk xëy na li may wax dina nuru ni que dama xaw a mer dëgg la mais c'est une colère saine parce que ma jàpp ni que ay sos ak njubuti ak ñàkk mandute dafa commencé woon a farankulaay ci kaw dëkk waaye li yàlla suñu boroom wax rek mooy mujj ala kulli haal dëgg mooy féete kaw